Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Salam alaikum Sénégal. Salam alaikum Aduna. Salam alaikum mbokku patriote yi. Dafa am lu am solo lo xamanteni il faut nit ñi di ci baye xel. Buñ né patriote yi, ça ne veut pas dire que moy wa Pastef. Patriote yi moy ñi bëgg Sénégal. Ba paré di dox ci dëgg. C'est eux les patriotes. Ñooñ lañ naan les patriotes moy ñi bëgg Sénégal. Tay dox ci dëgg. Waaw nañ baye buñ né les patriotes ñoy wa Pastef. Patriote képp ko xamanteni yaa ngi bëgg Sénégal ba paré di dox ci dëgg, tu es un patriote. Waaw lool c'est clair nit ñi di ko xam. Waaw benen bi nak bala may avancer damay jalé sunu frères yi nga xamanteni dañoo ñak seen bakkan ci manifestation yi di leen jalé di jalé seen mbokk yépp té di leen xamal ni ñi ngi bokk ak ñoom nakar bi. Waa di leen ñaanal liñ jug di xéxal ngir seen askan ba lorange fekk lañ ci ba ñak seen bakkan yalla na leen ko yalla fay tabbi lañ ci aljana ya gëna kawé. Benen bi moy ñi ci am ay gañu te kenn yéenewul leen ko ñu ngi leen di ñaanal yalla wéral leen ci jamm bañ mëna déllu seeni activité di leen massaw di massaw seeni ay mbokk. Benen bi stop moy ñi ngi massaw coono sénégalais yépp sans exception ndax sénégalais yépp temps ñi ngi dund ay fitna di dund ay coono yo xamanteni un groupe de gens kessé ñoñu ko tek. Benen bi moy ma ngi massaw coono patriote yépp tamit. Wa ndax presque un mois yo xamanteni patriote ay coono ay nakar ay jafé-jafé rek lañuy dund. Wa di leen massaw coono ñoon ñépp. Waaw kon tay vidéo bi c'est très important ndax dafa am yo xamanteni dafa bax ñukay préciser pour sénégalais yi diko xam ndax bo bëggé jamm wala ngay woté jamm day fekk yow nga may jamm. Ça c'est très important ñukay préciser. Dama bëgg sénégalais yi wax ci mbiru Sonko di ci wax naan Sonko na woté jamm. Di ci wax naan ñi manifesté wu nañ fexé la paix am ñoñu liñ wara fexé wax moy ki tek nit ñi li tax ñu ñak jamm lañ wara wax mayel nit ñi jamm. C'est ça le vrai débat. Il faut que yeen Sénégal yeen ñi nga xamanteni yeen ngi nekk di def ay sorties di génn seen ay vidéo di def seen ay conférence de presse nan na jamm delu ci na jamm delu ci li delo ci jamm ji ñepp xam ngeen ko. Il faut oser le dire. Sénégal nit ñi nañ bayyi seen far yi ak di bayyi di wax lo xamanteni du deug wala di ko waxé no xamanteni day neex ben nit. Deug gi ñepp xam nañ ko. Ñepp xam nañ luy deug gi waye ñu neew ñoko ci nango wax. Té lool dafa wara jeex. Li ngeen wara wax moy président Macky Sall na may Ousmane Sonko jamm ak ñi and ak mom. C'est ça le véritable débat. Parce que bu ko mayon jamm li yeb du ci am. Té yeen ñepp xam ngeen ni dañoo togn président Ousmane Sonko. Dañ ko togn ñim andal. Parce que mënuñu tok muy traquer ñi mi andal kenn par kenn di leen japp di door ci kasso yi. Ñew japp ko mom jël yobbu kasso té téggu ko fenn am fenn fo xamanteni mën nañ ni président Ousmane Sonko mo togn fi. Nit ñi taxaw naan président Ousmane Sonko na woté jamm ak ñi manifesté wu nañ may jamm. Sénégal dëkku jamm la pour ñom dal Sénégal dëkku jamm la seulement quand il leur arrange. Nit ki il ne faut pas être égoïste. Boy wut jamm day fekk nga may nit ñi jamm. Mëno ñaka may nit ñi jamm ba paré bëgg jamm. Légui nak nous la jeunesse on a compris le jeu. Té xam nañ li nga xamanteni mo téy Sénégal ba légui. Té dootu ñu sétane kenn jël Sénégal diko caxat-caxate wala diko def momel wala diko def sa alalu dom wala sa alalu jabar. Le Sénégal appartient à tout le monde. Képp ko xamanteni yaa ngi yor carte d'identité nationale nek sénégalais tu fais partie de ce pays. Et Sénégal
tant que mi ngi sant Gale ñëpp ñoo ci bokk yam. C'est très clair pour nit ñi xam ko c'est important kon yéen ñi génn di wax li ngeen war a wax mooy Macky Sall bàyyil président Ousmane Sonko nga may ko jàmm may ñim àndal jàmm ndax ñun tooñu ñu leen musuñoo dem di leen indil benn problème musuñoo indil benn jafe-jafe waaw gars yi partagé leen live bi parce que c'est important pour ñetti fan yi di ñëw waaw kon liy wax ji mooy ñiy génn di wax ak ñiy génn di ñu rey ak ay conférence de presse nañ wax Macky Sall liy dëgg na bàyyi Ousmane Sonko ak ñim àndal ci jàmm bu ñu bàyyee président Ousmane Sonko ak ñim àndal ci jàmm ñëpp am jàmm Sénégal nekk ci jàmm mais qu'est-ce que vous voulez ay nit seeni intérêt bopp wala intérêt li neex benn nit tax ñu fekk nit koo xamante ni as gor soo xam ne deful dara ànd ak ay gor ñoom ay projet de développement pour ce pays ñu jàpp leen tëddal leen bëgg leen rendi ngeen ne duñ jéngu fan ngeen teg loolu mais arrêtons personne ne cautionne la violence amul kenn koo xamante ni day cautionner violence amul kenn koo xamante ni mi ngi woote violence amul kenn koo xamante ni da ngay xëy di teg nit ñi bëgg nit sénégalais di nekk bëgg sénégalais di nekk ci coono kon kay dëgg gi xam ngeen fan la féete parce que boo toogee le président Ousmane Sonko liñ koy jiñ defu ko da nga war a toog tamit ne Macky Sall kon bàyyil président Ousmane Sonko may ko jàmm moom ak ñi mu àndal c'est ça le véritable problème waaw léegi nag toll nañ foo xamante ni mbir mi amatul dellu ginnaaw pas de reculer on avance et on accélère buñ mayee président Ousmane Sonko jàmm on baisse les bras buñ nangu nit ñi di ñu divertir ci seen vidéo yi ak seeni conférence de presse yi ñun suñu seul objectif lan la mooy na doxinu Sénégal changé na fi démocratie am na fi injustice jóg na fi corruption jóg pour nit ñi mën a nekk ci jàmm loolu mooy le seul objectif boo xamante ni moom lañ war a atteindre buñ nangu kenn di ñu divertir na Sénégalais yépp génn suba que tout le monde sort na ñëpp génn seeni njaboot tàmbale ko ci man may woo sama njaboot yépp sama famille yépp képp koo xamante ni gëm nga ni da nga war a dund dans la démocratie wala da nga war a dund ci réew moo xamante ni di nga fa am cër bañ la cër ba nga fa am wala nga war a say doom ëllëg war a dund ci jàmm war a dund ci démocratie war a dund ci réew mu amul corruption amul injustice na nga génn naqarlu li nga xamante ni moom moo fi xew waaw le combat nag toll nañ foo xamante ni y a plus de recul ndax mbir boo ko waree defar da nga koy defar mu baax benn une bonne fois pour toutes ñëpp jaruñu si parce que boo ko defaree à demi mesure fii ak quelque temps di nga ko defaraat kon foofu lañ toll gannaaw ki ñu ko séqal c'est quelqu'un koo xamante ni amul kersewu comploter au dos de son peuple pour ses propres intérêts ba mu jaral ko il tire des balles réelles sur son peuple ba ñuy wax fi ni ay 9 ak 12 morts kon kooku jot na ñu taxaw defante ak moom ba mbir mi féete boor gannaaw deret tour na il ne devra plus avoir de recul ou on nous respecte ou on nous tue ñu ñëpp ñu bokk dee foofu la affaire bi yam foofu la affaire bi toll borom kër bu demee bay comploter au dos de son peuple kooku waratul nekk njiitu kër c'est ça le véritable problème léegi nag gars yi tollatuñ foo xamante ne war nañu divertir comme que mbir mi yegg si na fii lenn moo fi nekk on fonce luñ ci am jël parce que ay bakkan tëdd na ci te lenn dinaa leen ko xamal si on baisse les bras président Ousmane Sonko va pourrir en prison ñim àndal ñi jot a jàpp ni dinañ pourrir en prison kon nañ ko xeex benn yoon mu féete bor ñëpp delluwaat nekk ci jàmm c'est ça le débat loolu moo fi nekk amul leneen suñu seul objectif wax jeex na fi on fonce vers le palais jeex na tàkk Macky Sall mel ñu jàmm nekk ñëpp nekk ci jàmm loolu moo fi nekk amul leneen gannaaw
rusul ba comploter au dos du peuple ngir ay mbiri boppam ba mu jaral ko ñu rey ci ay doomu aadama ay xale yu ndaw ay nit yoo xamante ni il devrait être l'avenir de ce pays nga rey leen ndax lan ndax bëgg faagaagal benn nit ba deret tuuru ci kon kii waratuñ jiite foofu lañ toll waratuñu jiite nous sommes l'avenir de ce pays on doit sortir en masse taxaw de faire face à cette injustice ndax lii bu jàllee ëllëg leneen lu gën a graaw mooy ñëw et nous tous nous sommes en sursis te lii bu jàllee gars yi ngeen xam ni wax naa leen ko léegi président Ousmane Sonko va finir pour le reste de ses jours en prison ñim àndal ci prison bi la ñuy pourrir ay peine de 10 ans ki 15 ans kon pour mu leer mooy lii ça ne warul jàll parce que bu jàllee ki ñu ko séqal dina fi nekk président à vie te bu boobaa nous tous nous serons sans liberté waaw kon loolu dafa leer na jeunesse bi yëpp génn ñu xeex bi mu jeex benn yoon ñu jëlaat Sénégal teg ko ci ay loxo yu baax jël Sénégal teg ko ci jàmm jël Sénégal teg ko ci dëkk de droit jël ko teg ko ci dëkk de démocratie loolu mooy dëkk parce que nit booy dund sans liberté amut sans sëb dund il faut dire les choses ni mu demee yéen imaam yi toog di wax naan jàmm xam ngeen lii may réew mi jàmm mooy président Macky Sall na bàyyi président Ousmane Sonko ak ñim àndal ci jàmm il faut oser le dire télé yi ngeen daan toog chaque jour di fiiri alxuraan di wax xam ngeen dëgg gi te xam ngeen lan moo nar a dugal réew mi ci guuta ndax yàgg nañ ko wax di yàgg artu ngeen toog di seetaan kon génn leen ngeen taxaw le peuple yéen imaam yi yéen oustaz yi génn leen ngeen taxaw le peuple parce que la jeunesse a besoin d'un changement yéen artistes yi na ngeen am cër ci dëkk bi ndax foo leen di nekk di tëgg wala foo leen di nekk di bëgg avancement ci li ngeen di def jeunesse bi mooy jug ñëw taxaw leen kon tey jeunesse bi dafa soxla mbër yi jeunesse bi dafa soxla te yéen ñëpp ci jeunesse bi ngeen te li ñuy xeex nii c'est pour nous tous égoïste nag weesuwul nga toog fi nga toog naan nit ñi buñ gën di xeexal politiciens les gens ne se battent pas pour des politiciens je prends des risques ku mel ni man il prend des risques nekk ci réseaux sociaux yi di wax li nga xamante ni mooy dëgg gi nit ñi di la attaquer nga mën a ñëw Sénégal lu nekk xaj la si nit ñi di la wax te pourtant fi nga nekk nii tu es bien tu vis bien le minimum tu là nga taxaw di xeex doo kon yéen ñëpp xam leen ni xeex bi ñun ñëpp ñoo ko moom na ñëpp génn pour ñu tabax un Sénégal meilleur il faut que ñu jëlee fii classe politique bi nekk fii ñëpp il faut ñu jëlee leen fi kon gars yi mot d'ordre bi lan la on réclame la démission de Macky Sall ne démissionner il ne doit pas nous gouverner loolu mooy wax ji loolu rek moo fi nekk parce que président dafa am foo xamante ni boo demee ba tollu fa ak ce peuple kon peuple boobu waratoo leen mën a jiite ndax le divorce a été annoncé sëy bi mënatul neex parce que ay bakkan dañ ci tëdd ba pare kon ñiy wax ak ñiy def ay conférence de presse nañ wax liy dëgg gi xam nañ ko nañ ko wax nañ ne président Macky Sall na bàyyi président Ousmane Sonko ci jàmm ak ñim àndal et que mu abal ñu suñu réew ndax réew mi ñun jeunesse bi ñoo ko moom c'est ça le débat il faut oser le dire waaw le combat continue amul dellu ginnaaw kër boo koy tabax doo ko tabax à demi mesure sinon day màbbaat sa kaw waaw kon mbir mi yegsi na fii nañ ci dem ba jeex lu ñam jël parce que Sénégal ni muy doxee nii lii ñoom buñ ko réussir nous serons foutus nous tous waaw ba teg ci il ose aussi génn ci télé bi di sosal nit ñi ay affaire de terroriste say doomu dëkk
yom nakaru xol gën di manifester wu nga leen di jiñ ay terroristes kon xam leen ni le Sénégal personne n'est plus en danger kon ñi matu ñu njit waaw deug gi moy lolu may lancer appel imam yi tok di wax réew mi tollu na fo xamanteni waratu len nopi te da ngeen wara juk participer ci marche yi and ak jeunesse bi yeen artistes yi da ngeen wara juk participer ci marche yi and ak jeunesse bi yeen serigne ci ko mën da ngeen wara juk participer ci marche yi serigne ci ko mën tam katan mëna bok ci marche yi da ngeen wara juk taxaw peuple bi parce que bo len démé ba taxaw ne Macky Sall lim nek du deug te Ousmane Sonko ñun ñëpp xam nañ ni dañ ko togn kon da ngeen wara juk fekk ci la jeunesse sur le terrain Macky Sall abal ñu jeexna tak mag ñi faaw ngeen genn wa ndax bu fekkente ni da ngeen tok sétane sen doomi kessa bëgg xex bi kon vous serez complice il faut mag yi ko mag yi nga xamanteni il se porte bien te mën nañ genn bokk ci marche bi pour qu'on libère ce peuple sen walu weyna bu len iñané sen doomi avenir bu baax jug len ngeen taxaw waaw olof njaay dana ñay bu dé xal yoon doom ya tax waaw kon jug len ngeen and ak ñun ñu xalal sen seti yoon fofu la mbir mi tollu waaw wax ji danaka jeexna on marchera vers le palais suba ku xey na nga jubali centre ville c'est ça le débat il faut ñu wax ak Macky Sall mu dégg ñu xam ni ñun jeunesse bi nekk duñ jeunesse bi fi non ay 1960 ak 1980 1990 c'est la jeunesse des années 2000 jeunesse bi nga xamanteni dafa judd ci réew mo xamanteni yaakaaru fi ben avenir tek ci nek jeunesse bo xamanteni dañoo jang ba yey seeni keuyit bolé ci tukki xam li xew ci aduna bi xam ni ñi def ba mën leen nax ñu dem jangi ba xam nan lañ wara def ba doot ñu leen mëna nax kon jeunesse bobu tay ñoo taxaw pour jël seen réew tabax ko bu ci bañul dara buñ ci bañ dara c'est ça le débat waaw ken nak wotewul ay violence mais il faut que vous appreniez à respecter les populations c'est ça waaw kon gars yi su ko defee message bi moy c'est un combat d'aller sans retour waaw c'est un combat d'aller bu amatul recul waaw ndax fofu lañ tollu traite xasna ba touru waaw à l'honneur de ces gens qui ont perdu leur vie kon nous on doit aller jusqu'à la fin de ce combat waaw kon gaay bu ko défé ma ngi ñuy ñep ma ngi jaar ñep waaw di ñaan Sénégal yalla na fi yalla def jamm té li tax Sénégal am jamm ñep xam nañ ko moy Macky Sall na bay doomu jambour yimi togn te defuñu len dara nañ bayyi di jël liñ bokk ñun ñep suñu justice diko xexé ay gor ay doomu adama yo xamantene dara taxul ñu leen di sonal lu dul bëgg amour buñ am ngir seen réew ak amour buñ am ngir bëgg développer seen réew waaw kon bu ko défé que le message passe le combat continue jusqu'à la fin waaw chaque génération a son combat ñun yalla li lañu tek nañ ko nangu te nañ ci def ku nekk na ci def li ci cër ak li la ci war jusqu'à la fin waaw yeen nak la jeunesse malsaine bi tok seen kër yi nan bu len genn politicien kenn du ko xéxal ak di décourager benen jeunesse bi di len sonal xam len ni ñi xex yeen lañuy xéxal kon combat bi seen combat la li len ci war xam ngeen ko jug len ngeen def ko mo gën ngeen tok seen kër yi di yak deru nit ñi asgor du def lool ça c'est de l'égoïsme waaw na ñepp genn bu len kenn divertir ay photoshop de combat yu len won ay militaires yu ñew militaires yi ne tireront jamais sur le peuple parce que xam nañ ni waji lim bëgg nekul ci yoon bu len kenn décourager nañ genn ay photo yo xamantene ay photo ay char de combat yu ñew Dakar ay photo yu ne amut solo waaw bu len kenn divertir ben objectif lañ am moy waj nañu abal jeexna amul lenen nañu abal na may Sonko jamm ak wa kërëm lool mo fi nek
waaw bu leen kenn divertir bu kenn changer pepp suuf ci seen gëm-gëm waaw on se remobilise nañ gën a jàppoo gën a déterminé wu jeex na tàkk seule la lutte libère àdduna loo xeexul doo ko am waaw kon gars yi salaamaaleykum wa rahmatullah bu ko defee ba ci beneen vidéo bu soobee yàlla jaa ngeen jëf gars yi waaw di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam jaa ngeen jëf. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.